ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës xalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yegsi na ci Ndakaaru ca Masalikul Jinaan ngir nag jiite xew-xew boobu jëm ci waajal dalop jumaa ju mag jooju war a nekk kon àjjuma ji ñu dëkkmal yem ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre taalibi murit nag dalal nañu ko bu baax a baax moom xalif ba te am mbégte nag ci néegu yàlla bu mag boobee ñu tabax Masalikul Jinaan ci juróom-ñaari at lañu ko tabax muy benn nag ci jumaa yi gën a mag ci réew mi ba ci Afrique sowu jant ñu ne nag tabax ba sax taalibi murit yi tamit kenn demul ñu des ndax soobu nañ ci bu baax a baax beneen ponk ci biir xibaar yi ñaga ma nga nekk rek ca commune bu département bu Goudomp foofee nag ab nemmiku la ñu fa am mu ñeel nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmkat yi ñoo doon amal doxub ñaxtu kuréel gi nga xamante ni moom moo ëmb chef de village yi ASC yi ba ca conseillers municipaux yi la ñu mënatul dékku nag mooy càccub jur ga nga xamante ne tar na fa waaye tamit lu mu bari lool lu nu fay rey rek ay sàmmkat ca diwaanu Ndar moom ak club bii di Saint-Louis basket club fi mu ne nii nag sagara ngay xeeñ ca boobu yëpp club muy góor ñi ak jigéen ñi juróomi weer toog nañu ko amuñu payoor ñu ne nag sàkk mu amul dara du taxaw moo waral sax kon gone yooyu sawaratuñu ci dara ca loolee ñuy def mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu dooree ko ci tënk ak ki nga xamante ne ma nga fekk baax nag ca Liban waaye tamit bokkit ca réewum France ab doom la ñu ne woon fii ci Sénégal moom nag dafa daal di xaru ba mujj ñàkk bakkanam moom moomu nag ma nga xaawee ko ci juróomeelu étage ab immeuble la bu nekk ca rue Carnot soriwul dara place de l'Indépendance bu Ndakaaru ci boori benn waxtu la ci bëccëg ñu ne nag na mu daanoo moo metti ba mujjantal gi mu ñàkk bakkanam xamuñu nag lu waral mu xaru waaye loolee lu ñu gis takk der ak sapeur pompier yi ñoom ña nga woon foofu ba ci sous préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo mi nga xamante ne sax kon jot nañu koo laaj rek ca mbir ma nee na nag xamagul lu sabab mu xaru waaye nag ubbi nañu ci ab enquête du ñàkk bu noppee rek dinañ xam lan moo waral waa jooju nag daal di xawee ko juróomeelu étage wadd ñàkk bakkanam xalif général des mourides mi ngi fii ci Ndakaaru di fi amal ab nemmeeku rawatina ak ca jumaay Masalikul Jinaan ngir jiite rek xew-xew yi nga xamante ne ñu ngi ko fay amal lépp aju ci waajal dalop jumaa jooju nga xamante ne àjjuma bii ñu dëgmal lay doon yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre taalibe yi nag dalal nañu ko bu baax moom xalif ba tey am mbégte itamit ci tabax bu mag boobu soxol néegu yàlla bi dañu ci ànd ak Cheikh Diop Jafara Ba. ay xasida yu Serigne Touba Xadimu Rasul ñu daal di ko yëkkati fili taalibe yi daal di ñëw ci mbooloo mu takku ngir rek dalal xalif général kullu murit ay fan yu néew des ci daloog juma Masalikul Jinaan. mbégte bi moom foo ko natt rek paase na ko ndax bés bi moom bésu mbégte la pour képp kuy jullit. c'est un grand événement Serigne Touba moo ñëwoon Ndakaaru tool bi mooy fekk ci picc yi kon tey ku farul ci yow la. li nga koy teeroo moom ay daaj la. ak i way lépp loo xamante ni ci daaju mag ñi ndax Sëñ Tuubaa dafa ne yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi. mbégte mi ci am daal moo tax ñu xëy suba teel ñëw pour tert si ko fii. ginnaaw ay waxtu yoo xamante ni taalibe yi ñu ngi koy xaar Serigne Mountakha Bassirou Mbacké bi mu egsee ci barab bi ndongo yi nii lañu ko teeroo. amiin Mbacké. Masalikul Jinaan doon ab fierté ci umma islamique bi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di murit yi ay koppar yu bëree bëri la ñu ficci ngir amal bile juma. lii mbégte lislaam lépp la tey li Serigne Touba liggéeyoon tey jii fay gi moo nekkaat nii du nag bii mooy fay bu njëkk ndax juma yi ñu tabax bëri na waaye bii moom da cee raw. que lii nga xamante ne suñu borom jagleel na ko Cheikh Ahmad Bamba Mbacké du ndamam kese ndax Cheikh Ahmad Bamba Mbacké lépp lu mu doon ut lépp lu mu doon liggéey Rasulullah la ko doon liggéeyal kon jumaa ji tey ñuy inauguré nekk na ndam loo xam ne ndamu lislaam lépp la ndamu Rasulullah la. tolluwaay suñ tubaab yi woon na rek dafa noonu daraja di taxalu sama daraja yëkkatiku na too dootul suufee. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké fii la amalee sax li nga xam ne moom moo di jullit tisbaar
filig nag ñuy xaar daloo bi nga xam ne rek war nañ ko daloo bile juma dañu jàpp ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk. muy jumaa joo xamante ne nag bokk na ci jumaa yi gën a mag ci Sénégal ba ci Afrique sowu-jant ci juróom-ñaari at la ñu tabax Masalikul Jinaan mu nekk ci loo xamante ne mënee suñu rek seppi taalibi murit yi ndax seenub dogu waaye tamit seenub nangoo joxe moo war a nag tey ji néegu yàlla boobu daal di taxaw ba ñu war ko daloo ni ñu ko waxee mu war a nekk àjjuma ji ñu dëkkmal Alassane Ba. fu sori ngay seen sóoróor yi juróomi sóoróor ci mosquée Masalikul Jinaan mu nekk nag li nga xamante ni daanaka kuy romb ku ne dana attirer sa attention mu nekk ab tabax bu rafet lool ñu tabax ko nag ci lu superficie bu toll juróom benni hectare li ni mel doon li bàyyeekoo ci bëgg-bëgg taalibe murit yi. tey jii c'est une fête bu mag la pour la communauté mouride et la communauté musulmane ndax mosquée bii tijaan moomu ko murit moomu ko. jullit yëpp ko moom di ci sant sëñ Mountakha le xalif général des mourides bi nga xam ne moom avant mu nekk xalif moo doon jëwrin ji ci lépp nag lii tamit li ko indi du dara lu dul taalibe yee takku bi sëñ bi joxe ndigal ñu def ci lin man ak lin mënul tey ci maanaam autorité Mbackiyou Faye daanaka moo piloté li ni mel ci njëlbeen moom mi nag ci jamono ji di waajal dalal xalif général des mourides mi nar a nekk ci capitale bi ay fan boo xoolee daanaka nag liggéey bi jeex na ci mosquée Masalikul Jinaan mu nekk juróom-ñaari at yi nga xam ne ñoo doy ngir taxawal juma ji ni mel. xam nga ne juma am na ci yoo xam ne fanweeri at lay duré ñu koy tabax waaye bii juróom-ñaari at ak weer la duré te boo ci duggee xam nga ne wóor na ne da ngay def ne yaa ngi Médine ba yaa ngi Makka ba dans les ci yenn yoo xam ne ci pays yu arabe yu mag a mag waaw émirat ak yooyu donc loolu ña ngi ciy sant taalib bi yëpp yi ci jàpp waaye di ci ñaanal sëñ bi bu baax a baax. inauguration bi nag ñu nar ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub septembre gii ñu nekk wante nag balaa boobu ay activités yu bëri daañ ko fi amal ngir fexe nag ba des ci événement bi ab plan de circulation itam taxawal nañ ko te dina dem ba fanweeri fan ci weerub septembre. ñu nekk. Alassane Ba ñu kaa jaajëfal bis ni tey nag la làkk woon muy Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine ñaar fukki fan ak ñaar la woon ci weeru septembre atum 2017 am na ñaari at ci tey ñu def rek taxaw seetlu tuuti fàttaliku moom Serigne boobu nga xamante ne nag moom it def na liggéey bu am solo ci Sénégal Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nataalam ak Mohamed Samb. li gën a am solo ci liñ ko dénkoon moo di rek mu fexe ba sàmm lii di xadara malikiya kii nag di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bu muy am fukki at ak juróom-ñaar ci lañ ko dénk boobu la mission moom mi nga xamante ne si turandoom di Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh mu ko tuddee woon Al Amine di maanaam ku ñu wóolu kii mujj na sax ba Sénégal koo wax rek tur boobu di Al Amine ci la ko xamee moom nag di njaboot ci Serigne Babacar Sy ak Soxna Astou Kane mu ngi gane àdduna ci atum 1928 ca Tiwaawan di dëkk bi nga xamante ni si fa la defee jàngam bu njëkk ci wàllu daara ci wetu Serigne Aline Gueye daan àndandook ay magam di Serigne Mansour Sy ak Serigne Cheikh Serigne Abdou nag nekk kilifa goo xamante ni si ku yàlla mayoon la ba tax na ñu bëri ci ndaw ñi heure bu fekkoon ni dañuy nar a nekk di jàdd yoon moom Serigne Abdou moo leen di teg ci yoon bi ci loolee sax ci la leen dugalee ñoom ñu bëri ci tarixa tijaaniya loolu bokk na si lu ñu mën a lim moo di amal gi mu amal lii di koskaas nekk kuréel goo xamante ni si mooy saytu lépp loo xamante ni wàllu sécurité ci Tiwaawan waaye itamit di dimbali xaadara Serigne Babacar Sy moom kilifa gi nag nekkoon koo xamante ni si ku oyof la donte ni sax ku amoon cër la foofa ca Tiwaawan waaye rawatina fii ci Sénégal nekkoon koo xamante ni si itamit ku simple la xëy na nag li waral disponibilité bi mu amoon moo di rek yàgg gu mu yàgg taxaw xaadara bi ak itamit ay liggéey yoo xamante ni si dénkoon nañu ko mu jigee ci kilifa yu gën a mag ci tarixa tijaaniya Serigne Abdou nag nekk koo xamante ni si ku mu naan boole mbokk yi la ci wàllu diine gi ak ci wàllu tarixa yi fii ci Sénégal Al Amine nekk tur boo xamante ni si ñi ko gën a sopp moom lañ ko daan woowee
fii ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp nekkoon kilifa goo xamante ni si heure bu jafe-jafe naraan am ci réew mi moom dina taxaw saafara ko bëri na ci wàllu politique gi waaye tamit ci wàllu njàng mi ba ci grève enseignants yi boo ko dee xool nag di nga gis ci moom li nga xamante ni si moo di mandarga yi lii di citoyen sénégalais mu nekkoon ku ci dëgg loolu ba nga xamante ni si tey jii Sénégal sëñ Abdou dina leen manqué donte ni sax dafa mel ni ki ba tey jóge gu fi. di ñaanal lii ñaanal suñu bopp te muy yiw àdduna ak àllaaxira nu bokk ko nu ñëpp àndandoo fii ba ca àjjana. mangook yàlla na yàlla taaf ci barkeem Samba Jabare Samb nag ñi ngi wéy di ko sargal moo waral te it ñu daal di def moom it ab gëstu ci moom gëstu boo xamante ne ñaar ànd nañu ak moom liggéey moom Samba Jabare Samb ku ci mel ni Laurence Gavron moom ab cinéaste la ak philosophe bi di Mame Moussa Diagne ku ci nekk nag Mame Moussa Diagne ku ci ne liggéey nga ak moom ñoom ñëpp nag ñu mànkoo nangul ko xam-xamam ci taarixu Sénégal. Ibou Diouf. ay seede yu yemook tolluwaayu ki fi bàyyeekoo di Samba Jabare Samb Laurence Gavron di yëngu ci wàllu cinéma ak philosophe bii di Mame Moussa Diagne ñoom ñaar ñëpp xam jot a liggéey tamit ak artiste bi di Samba Jabare Samb. jafe na ñu nattable ko parce que xam nañu fu mu tàmbalee waaye xëy na xamuñu fu mu yem Samba Jabare Samb dafa di ku nga xamee ni li mu fi nekk ba nii mu fi jógee. nekk fi lu dul du ñu fàttali ñun ñooy ñan. J'ai fait un film sur lui en effet. ci atum 2006 am na benn film bu ma defoon ci moom ma yéemu woon lool nag ndax njub gi ma gisoon ci moom waaye mu nekk koo xamante ni ay kàddoom dafa dëgg lool. C'est quelqu'un de très honnête, de très fidèle à ses opinions. bu ñuy wax ci ndem si yàlla gi ci seen xol lay bàyyeekoo loolu firndeel rek diggante bu rafet bu doxoon ak kii di Samba Jabare Samb. li mu def ci Sorano ku fi xam lu tax ba tey jii bi may ñëw ci seen studio bi ma dégg France Inter di ko wax di ko tudd bu fekkoon ni turam yeggul woon ba foofu ak li ko fay yeggal daf di lu nga xam ne lu rëy lañ ci ñun Sénégalais ba nga xam ne tey jii ñun ñëpp bàyyoo la ñu. En plus je veux rajouter que c'est ku woyof la waaye tamit ku xarañoon la ci liggéeyam. mu nekkoon koo xamante ne tamit ku xam lool taarixu Sénégal la. sur les petites histoires. bi la taxawaay di firndeel rek li ñu jot a dund ak kii di Samba Jabare Samb ba tax ñoom ñii ñëpp dañu jàpp ne ab royuwaay la. toolu yal na ko fa Sénégal tollale ma ne kooku ameel nañu ko lu nga xam ne tey jii ameeluñu ko ñëpp. contrairement à d'autres. moom nag fi mu bokkoon wute na ak ñu bari ndax jiitalul woon xaalis ci mbiram. wax dëgg dina ma manqué lool. Je regretterai beaucoup. bu loolu weesoo nag ñu mettut lu ko tamit ñàkk seen xarit terewul nag ñoom xam nañ ne lépp lu ñu jot a bind ci dund kii di Samba Jabare Samb ak lim fi jot a def loolu moom day wéy ba faw liggéey bu rafet bi mu fi bàyyi ak li mu wéy di bégal askan wi ak xalamam bi. ñu àddu ci leneen muy nag ñi ñàkk seen bakkan ci géej gi rawatina ak nappkat yi fële moom doxantu nañu fa Mboro nekk ca département bu Tivaouane ngir xool nag ndax foofu ñii di nappkat yi sàmmonte nañu ak colinu gilet de sauvetage ñu ne ah kay ñoom sañu ñoo dem géej rek te soluñu nag yooyee gilet de sauvetage ndax daf leen di jàppale ci lu baree bari moo waral sax foofu accident yi booy xool wàññi ko na bu baax a baax Cheikh Anta Diop Seylatir. nappkat yi nekk fii ci Mboro-sur-Mer ñoom de ñu gëm ay gilet de sauvetage lañu nee nañ duñu ko bàyyi benn yoon ginnaaw ñu ngi leen fekk nag ci tefes gi ñiy football ñenn ñaa ngi ci géej gi féey jibi ngeer dim nappkat gis ne ci dëkk nappkat yëpp de daanaka Mboro-sur-Mer bokk nañ ci ñi gën a fonk gilet yi nga xamante ne moom la ñuy sol bu ñuy dem maare ngir seen kaaraange. léegi bareetu fi parce que fii lu ci ëpp bu ñuy dem géej maanaam même buñ ko solul tamit dañ koy bàyyi ci biir gaal gi pour di ko garder. lu ci ëpp moom léegi loolu dalatuñu quoi bu njëkkoon nag daaw ñu woon sol gilet mais léegi moom dañ ko farataal. jamono yu njëkk yi loolu boobu gilet amaguloon ci la faute yooyu doon am mais léegi gilet dafa am moo tax faute yu bari dafa wàññeeku. Ousseynou Fall moom it dim nappkat di sàkku nag ci ay moroomu nappkatam bala ñoo dem géej de ñuy yóbbaale seeni gilet loolu bokk na ci leneen i aar. mool yi moom dafa am mool yoo xamante ne erreur rek la ñuy demee dëgër bopp waaw parce que lii ñu ne la lii mooy sa bakkan nga bàyyi ko ci kaw yaakaar naa kooku xaru la. même su fekkente ne ñun ñi nga xamante ne yàgg nañ ci géej mën féey mën ndox ñun dañuy yóbbu suñu gilet rawatina koo xamante ne mënoo ndox tey bu gaa gi amoon problème da ngay am problème. dañu góorgóorlu si gilet xam ne fonk gilet daal xam ne gilet lu baax la.
nappkat yi nag di sàkku nag ci kilifa yi ñu gën a wéyal nag ñaax bi wàcc nag ci dëkk yi nga xamante ne dañ fay napp ngir gën a tàggat nappkat yi bu ñuy dem maare ñu mën di yóbbaale seen gilet yi nga xamante ne moom moo leen aar ci géej. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi fële moom ca ñaga ma nga nekk nag ca département bu Goudomp ñu gën ko xam nag ci Balantacounda foofu nag sàmmkat ya ak kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb chef de village yi ASC yi ba si conseillers municipaux yi ñoo doon amal nag ab doxub ñaxtu di bëgg nag ñu taxaw ci jafe-jafe yooyu ñu dund bokk na ci càccug jur ga waaye tamit ñu gis ne foofee ay sàmmkat dañ leen di faral di rey ñu ne askan wa nag bu ñu sañoon dinañ indiwaat nag li nga xamante ne moom mooy base militaire yi ngir mu sampee ca frontière bi dox ci diggante Sénégal ak Guinée-Bissau. Bakary Konté. population yi nekk fii ci commune bu Nianga ñoom nag ñoo wàccoon ci mbedd yi pour wane seen nakar ñoom nag ñiy ñaawlu série de vol yoo xamante ne mooy am fii ci diwaan bi wante tamit ay berger yoo xamante ne dañ leen di faat. sonn nañu parce que ñu ngi sàcc suñu jur yi ñu ngi ñu rey léegi xamatuñu lu ñu war a def nit ba mu meree ba mu xamatul fu mu war a dem mun na dem feneen fekk du yoon. balaa loolu am maa ngi ñaam gouvernement Sénégal ñu ñëw jàppale ñu ci frontière bi. li am tey c'est un jour nga xam ne jour bu rëy la pour ñun parce que boo xoolee par exemple suñu date le 11 au 12 jour bu ñu tué par exemple Moussa Kandé à Wensako-Yoro jour boobu àndoon na ak commissaire àndoon na ak commandant de brigade àndoon na ak le sous-préfet ñu ngeen foofu ak militaires yi. mais lu ma jour tabaski la woon. ñoom nag bu ñu paree seen marche déposé nañu benn mémorandum ci maire Yoro Mbalo. des en ouest amuñu courant amuñu dara amul benn village nga xam ne boobu am na électrification loolu day dégradé encore vol de bétail bi deuxièmement boo gisee par exemple plus de projet ñu yor parce que boo gisee militaire mu ñu ñëwoon dem Saare waaw bëggoon na dem mais amuñu fu mu mun a jaar pour mu dem foofu. population yi di ne dañu bëgg cantonnement militaire yi ñi daal di leen delloo ci nu mu gën a gaawee. nañ jël motuwaay mu nu sëkk pour aar njaboot yi pour protéger les populations doy na gis leen pancarte yi sama avoir mooy sama bakkan sama nag mooy sama bakkan du ma nangu sama booy ñëw fële di ko arraché di ma rey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. balaa ñu tourner au vinaigre état war na jóg au moins décision idoine ñu aar population ñu aar au moins limiter frontière bi sécuriser frontière bi balaa population ñu def justice. ñaanga nag di ne dañuy xaar tem ñu daal di delloo ci base militaire yi diggante Sénégal ak Guinée-Bissau loolu nag bu amee ñu mun a am sécurité. ñu lay jaajëfal Bakary Konté directeur général bu port ak ndaw yu Castor nag door nañu ab yaatal muy nag fexe rek ba Castor googu nag gën a mucc ayib lépp loo xamante ne nii dafay indi xat-xat ñu jëlee ko fa ki nga xamante ne moom mooy directeur général ba di sàkku nag ci commune ba mu daal di dogu nag ci mbir mi ndax yëf yi bu ñu ko defee ba noppit faaw rek mu am ak topp te loolu nag commune bi faaw mu dugal ci loxoom ba ci askan wa Ababacar Sadikh Bey lañu koy wax ñu teewlu ko ak Pape Fara Ñing. Wolof di wax rek lii benn mën ñaar moo ko dax donc il faut que ñu xam ne population yi la ñuy liggéeyal ku nekk rek da ciy indi loo ci dugg nañ ci biir marché bi ak ci abooru marché bi mais déjà on avait senti que ñi nga xam ne ñi ngi doon def occupation illégale commencé woon nañu jóg ñoom ci seen bopp balaa ñu leen di laal mais ci tali bi yëpp la ñu sànni mbalit yi moo tax liggéey bi xawoon métti tuuti. mais je pense que li am solo mooy aujourd'hui def nañu liggéey bi mais suivi bi nag des suivi bi nag maire moo ko yore ak ministère ànd ak les autorités de la police ñun nag en tant que port de Dakar fépp fu ñu woowee dinañ fa wuyu jumtuwaay bu ñu am dinañ ko ci def parce que suivi bi ci la lépp ne. ndawi Sédhiou yi amal nañu ñoom it ak doxub ñaxtu di sàkku nag seen stade municipal boobu nga xamante ne ñi ngi ko doon tabax am na ñeenti at ci tey ñu yeggale ko ndax ñoom mënatuñoo def dara bu ñu xoolee sax nawetaan yu bari ci ASC ñoom dañoo bank seen waxo rek ne duñu ca bokk fileeg kon stade boobu noppiwul yëkkati nañu ay kàddu dénk ko suñuy naataango Bakary Konté ak Xaali Jémi
Macky Sall ñëw na toog bi mu defee tournée économique fii biir Sédhiou mu ngi recevoir jeunes yi presque ay 5 heures du matin diggoon nañu ne vraiment bu demee incha allah dana si taxaw ñëpp ñoo xam ne war nañ si liggéey pour que stade bi mun a continuer dana si def dooleem pour que loolu mun a am mais dañu seetlu ne ba léegi bi mu demee ba léegi lépp a taxaw amul benn avancement si liggéey bi ñuy def biir stade bu Sédhiou donc moo tax ñu ngi ñaan population bi ñëpp mànkoo ñu xam ne ñun lépp lu ñu liggéey fii lépp lu ñuy joytu dégg nga dafa taxaw dafa am parce que yeneen région yi ñuy xale seen xale yu góor yaa ngi foo ñu ngi am stade ñun mënuñu ko am donc ñu ngi ñaan président de la république nañu dimbali li lay war a suuli moo xam ne ñun tamit njabootam lañu si njabootam lañu bokk dégg nga nañu dimbali ñu am foo xam ne jeunes yi mun nañ si foowe ñu bàyyi di foo si stade yi si lycée yi si école yi dégg nga stade bi boo ko xoolee ñun Sédhiou fii luñ fi produire comme internationaux bëri na Bokandé fii la doon joué navétane dégg nga te nekk na fi capitaine d'équipe nationale Sadio Mané fii la jógee si produit navétane la. ca diwaanu Ndar moom club boobu nag di Saint-Louis basket ña nga cay jafe-jafe gannaaw juróomi weer yoo xamante ne jotuñu ak payoor ñu ne nag ab sàq bu amul dara du taxaw moo tax sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yi muy góor ñaak jigéen ña sawartuñu dara ci basket boobu nga xamante ne nii ñi ngi koy def Ousseynou Diop Habib Seck la ñu ciy àndal. parce que club jamono jile jafe-jafe am na bu fekkee ni sax ñu ci bare nanguwuñ ca yëy yàbbi leen loo xamante ni ràññee nañ ko ci mooy ñi nga xamante ñu daan joué ci équipe bi ñëwunu juróom-ñett kott ñoo ci ñëw te ñu ci bare mosuñu teg seen tànk ci terrain bi bu fekkee ni sax entraîneur bi moom nee na ñaar ñoo ko waral ba ci njëkk jëm ci wàllu fédération bi nga xamante ni dañ ko mere. dañu indi équipe bu xale yu ndaw yi pour montrer qu'on n'est pas content de la programmation de la fédération et ak seen attitude yu ñu am d'une manière globale. leneen loo xamante ni itam bokk na ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe bi Saint-Louis Basket Club di dund mooy xale yi jongante ak ñi nekk ci biir l'équipe bi ñeent ba juróomi weer a ngi ni lee kenn jotul ci seen i salaire entraîneur bi nag moom nee na ñi ci war a wax ñoo ci war a wax. lui comme équipe yi yëpp am nañu ay problème interne wax naa ko ci tubaab de dëgg loolu dëgg donc man ragaluma li may wax man personnellement ragaluma li may wax quand les gens ont pris la décision ñu di indi équipe B man dama ni coaché wu ma parce que je suis libre. man fii laa dëkk je suis libre waa Saint-Louis nag bu ñu bëggee am ay problème bëgg na bu duñ ko jaarale ci man. Lafon Ndiaye kenn la ci dirigeant du Saint-Louis Basket Club la mu gis mooy loolee lu am la te indi na jafe-jafe ci équipe bi tax muy ñaan kilifa yi ñu dugal ci seen i loxo. pour la première fois problème am nii mooy Saint-Louis Basket depuis 10 ans 12 ans ma nekk fi depuis la création ñu toog 4 mois 5 mois fayuñu. sul am pour ñu motiver xale yi pour ñu mobiliser waat xale yi parce que aussi ak loo bëgg-bëgg saako bu amul dara du taxaw. Moi, je dis encore une fois, je lance un appel. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, dimbali nañu dimbaliwaat nañu te mooy vivre équipe bi na jàppale Aline Diop. Saint-Louis Basket Club nërmeelu bu metti ci seen jogante bi ñu doon amal fii ci Ndar ak waa équipe bi le nag jamono jile mu ngay dund ak wereyaan xale yi ñenn ñu duñu entraîné coow li itam bare lool mu mel na Linguère fa mu jaaroon Saint-Louis Basket Club tànk yooyee la nar a jaar. gannaaw basket ñu wax rek ci mini foot ak Sénégal mi nga xamante ni nag bëgg na jël raw gàddu gi rek ci coupe du monde bi ñuy waajal mu war a am ci Australie benn fan la jàpp fukki fan ci weeru octobre ñu ne nag Sénégal am na xarañteef boo xamante ni daal bu ñu leen dimbalee tuuti rek daañu mën a dem ñu teewlu Cheikh Mbacke Ndiaye moom mooy jiite mini foot ci président mini foot la moo ko jiite ci micro Pafara Ñing. édition bi passé yàlla dogal na ñu jël 3e mondial. ginnaaw bi ñu amee ndam ci Espagne mais nag li am solo bi bu ñuy dem dañu bëgg bu ñuy ñëw indi ndam li te Sénégal am na capacité boobu ci fond de jeu mais ci aussi taxawaayam di ñaan yàlla rek ñu dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm ba lépp lu nga xam ne nii séntu nañ ko fa mu weesu suñ njort. Notre objectif c'est de gagner la Coupe du Monde parce que le Sénégal a la capacité de gagner cette Coupe du Monde. Lors de notre dernière participation à la Coupe du Monde de mini-football, le Sénégal s'est classé 3e mondial en battant l'Espagne 4-3. Et vraiment, le Sénégal est favori dans cette compétition. mu nekkoon jiital mini foot mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw.